Bonsoir amis fidèles téléspectateurs de la Sen TV bienvenue dal leen ak jàmm tey ci suñu plateau waaye dama wax sax suñu plateau ndax tey moom dañu génn dañu bàyyi normes yi comme niñ ci waree ñu daal di ñëw ci studio waa Yes Dakar Yes Dakar production nag dégg nga leen miin nga leen ndax ku xam série Mariama nga xamante ne def na tollé une réussite totale ñëpp daal di apprécier Yes Dakar moom moo ko daal di produire tey nag mu ñëw ak yéen ci benn toute nouvelle série dénommée Mensonge entre copines Mensonge entre copines nag boo ko déggee li muy ëmb dafa bëri ndax xam nga ni jigéen moom fu mu nekk rek réeroo dina am jalousie dina am waaye tamit defante yeneen ak yeneen mi ngi ci waaye ci biir Mensonge entre copines aussi dafay relater li nga xamante ne moom mooy les faits de la société li ñuy dund au quotidien ndax ba ci kanamee dinañ amal waxtaan ak am nañ fi ministre du tourisme waaye tam am nañ fi koo xamante ne jabara munta am doom donc yooyu yëpp nekk pression yooyu yëpp dinañ ko waxtaanee gën ko élargir mais laata loolu nag damay bàyyi ñu nuyoon teg ñoom rek ndax ñoom ñëpp ñu ngi fi ci plateau bi ku ci mel ni Marichou ñu namoon ko lool waaye tamit maman Fati mi ngi fii ci biir série bi nag mu tudd fi Fama sama turandoo la daal di jongama ba bëgg a dee waaye Marichou comme ni ma ko waxee ñu duñ ko gis nag ci série moom itamit donc tey comme bakam mu def ko ci biir série Mensonge entre copines c'est avec un immense plaisir tey ngeen dalal ma fii ci seen biir ay locaux waaye plaisir la ma partagé ak yow li nga xam te ne mooy plateau bi nuyu naa la. maa ngi lay fay bu baax Fama le plaisir est partagé alors voilà man la Marichou man maa nar a incarné rôle Khadija ci série bi voilà yow maa ngi lay nuyu bu baax di la jaajëfal di nuyu aussi tamit ñuy seetaan. suñu ay téléspectateurs tey lii leen leen andil comme ni mu ko waxee moom mooy incarné rôle Khadija ci biir série Mensonge entre copines ba tax na rek Khadija moom dafa mel ni yow yaay la plus douce ndax dafa mel ni trois ngeen c'est une bande d'amis. Tu es la plus douce on dirait. voilà man Fama mii dafa mel ni ku ko féroce bi ci yëf yi man nag maa yembar bi nag. lu ñëw rek ñu këpp ko teg ko sama kaw. Badou yaay maman poule bi ci biir. voilà c'est ça. kon boog Fama moom mooy la féroce wala moom mooy. ban si kii mooy lépp am fit capable sañ. te Fama nangu nga nii turando. bon vu que ni. et pourquoi sax ñu wax ne yow yaa féroce noonu yow lan mooy sa rôle ci biir série bi. en fait ci biir rôle bi Fama dafa nekk benn jeune fille boo xamante ne ni célibataire la donc amul jëkkër ba pare comme de manière générale rek jigéen ñi nga xamante ne amul jëkkër di nga farantu di nga am mbaraan di nga féroce jigéen la boo xamante ne Fama moom ragalul donc waaw am na dafa dund liberté am ba pare aussi Fama daa bëri problème Fama sikki na bëri na histoire Fama daal doy na waar moo tax il faut que nit ñi ñu bàyyi si xel parce que am na ay surprise yu bëri yoo xamante ne mi ngi si biir film bi et que bu ñëwee daal dina nekk luy neex sénégalais yi. ci surprise yi peut-être boo ñu ci mayee benn rek benn boo xamante ne ndax dinañ seetaan tout à l'heure sax li nga xamante ne moom mooy épisode 0 bi dinañ ko seetaan yéen may leen ko suñu fidèles téléspectateurs en exclusivité mais tey ci benn boo xamante ne def nga ko nga defante ak ki nga xamante ne moom mooy Khadija defante ak Sali boo xamante ne dominé nga leen daal. ah loolu moom on peut dire que. est-ce que dañu bàyyi rek. après ñu seetaan ko waa. dina ma neex en tout cas ça promet ndax Mensonge entre filles le nom englobe beaucoup de choses. Marie yow tamit ñu gis la gis lool namm la. tey ñu gis la ci biir série bi comment ça s'est passé lan moo andi lan mooy sa venue naka la comment ça s'est passé naka la demee. maa leen rawoon nag bu baax a baax. voilà c'est vrai que amoon naa nag ay contrat yu bari yoo xamante ne proposé woon nañ ma ko. mais man tout le temps su may dugg ci dara rek damay bëgg mu doon loo xamante ne dama ko yëg bu baax a baax door cee dem ànd ci tamit ak xel alors Yes Dakar buñ ma woowee proposé ma ko man ma lire scénario bi mu adéquat ak man te it mu doon loo xamante ne dafa am solo parce que dafay refléter suñu société ma gis ci sama bopp bu baax ma ne pourquoi pas ma dem ci voilà ba dugg ci ñu jox ma rôlu Khadija celle qui est voilà Khadija bi nga xamante ne lu nekk rek ñu jël këpp ko te yëgul deful tinul et tout voilà alors daal li ci biir daal bari na alors on préfère sax laay wax ñu
tungu ne daal du teew ñuy naa daal voilà nañu xool fu waanante di mu jeex ay gëtam rek. mais nga dund lu metti quand même muy trahison amoureuse. voilà dama ko def sa jëkkër. dëgg la teg ci di xëccoo la garde des enfants moom sax mi ngi ci plateau bi ma jàkkaarloo moom dama ko jox nag tous les honneurs ndax c'est un ministre dañ koy jox wàccuwaay mais quand même loo xamante ne jigéen ñi dañ koy dund souvent. muy la garde des enfants ñu koy xëccoo ba pare sa xarit def la ko. si dañ koy def nag lu bari suñu dëkk ci dëkk bi parce que bari na fi trop mais nag xale yu góor yi ñoo war a am yërmande ci xale yu jigéen yi. parce que tey nga nekk di sëy ak sa borom kër ñu dem ba tas am seen diggante yow muy xëccoo ak yow ak garde xale bi ñu xam ne tamit xolu yaay ak nu mu soree ci doom et tout nga rocc ko ci ay loxoom tamit yow nga xamante ne jël nga ko waaye mënoo koo téye ndax lan ndax di topp sama rival et tout juste pour lu ko neex rek yaakaar naa ne war nañu xoolaat jikko yi bu baax a baax yërmande daal di ci daw defe naa fu yërmande di daw rek boobaa lépp dina naat daal surtout ça en tout cas on s'attend vraiment à ce que série bi nekk jàngale situation bi nga xamante ne nit mi ngi koy dund tey à travers yow mu mën ci gis boppam à travers yow mu mën ci défendre boppam à travers yow mu mën a xam ses droits et devoirs par rapport à la loi et autres loolu nag wóolu naa ci waa Yes Dakar kenn du ñoom ndax gis nañu Mariama nu mu fa demee Sénégal yëpp apprécié comme ni ko waxee tout à l'heure rek monsieur le ministre mi ngi fii monsieur le ministre du tourisme bonsoir bienvenue c'est un plaisir waaye bàyyi ma wax Daouda rek ndax ma mën la wax li ma bëgg li nga def Khadija daf ma métti mais dalal ak jàmm. Merci le plaisir est partagé donc damay nuyu képp ku ñuy seetaan rek ci Sen TV rawatina ñu fekk si fii ci suñu plateau Yes Dakar donc man la Abda Diop di incarner rôle Daouda. Doon benn ministre bu soxor ci film bi ndax dama ñàkk sama jabar ni duma ko bàyyee noonu kenn dootu ko jëriñoo loolu aussi dañ koy gis parfois nga sàggan ba sa soxna dem nga topp ci ginnaaw ne amatuma ko mais keneen du ko jëriñoo donc foofu la ñuy sensibiliser wane aussi crise des valeurs bi nga xam ne commencé na ñàkk léegi nan la ay way dencante di xuloo ñàkk muñ moo fi jeex ñàkk muñ ba njaboot gi di tas. Et la faute c'est à qui? waaw mooy li may wax tey su ma defoon comme sama mbokku gambien bi muñ njaboot gi du tas mais dama wane sama xadar Marichou Khadija wane xadaram njaboot gi tas boobu fàtte nañu ni am nañu doom ku ci ne yaa ngi jéem a xëccu li naan ay du yem ci boppu borom man tey maa ngi jéem a xeex ak sama soxna tàppaas ko bëgg ko yóbbu tribunal moom aussi bëgg maa tàppaas yóbbu ma tribunal suñu doom am way ju ñaaw te pourtant boobu fàtte nañ suñu doom tey par exemple suñu doom bu jàngi jee wàcc bëggoon na gis yaayam ak papam toog di waxtaan mu jege leen mais affection boobu amatu ko. parce que tey bu ñu xoolee sa cas rek yaa dem tànn xarit te voilà. waaw foofu aussi dañu sensibiliser ci góor ñi nga xam ne dañuy topp seen bànneexu bakkan am sa soxna bañ ko toppatoo topp ci leneen ba ñàkk sa soxna nga bëgg a faj mer nag jël keneen ka nga xam ne it jàppale na la. mais ci jàppale boobu yëpp ngir faj mer dong la mais boo xoolee ci film bi dafa mel ni doyalaguma fële ci Khadija ba tey donc tey man bu ma jubawaatee Khadija fan laay mujjee ak Sira gis nga donc valeur yi ba tey dañ koo manqué mooy dëggu gore boo xoolee mensonge entre copines foofu dañoo waroon a dëggu. léegi pourquoi ne pas bàyyi woon famille bi ngeen suude benn nga bañoon topp sa bànneexu bakkan si je peux l'appeler comme ça. très bien mooy li may wax valeur boobu moo manqué du ma ne amul mais moo manqué nga dëggu ngeen signé benn pacte dëggu ci pacte bi parce que tey wax nga ko léegi signé nañ benn pacte ñu dem ba ci biir xuloo te pourtant crime la ñuy def te jigéen ñi heure bu ñu xuloowee ku ci ne xawi sa sutura morom est-ce que ñoom ñett ku ci ne ñeme ngaa xawi sutura boobu c'est une interrogation. et des fois c'est involontaire de la personne ndax xam nga rek jigéen dafa doy waar mën na laa chercher lépp rek pour mettital Khadija yooyu yëpp di ngeen ko gën a découvrir de fur et à mesure ñuy dem ci biir série bi mais aussi cas yi fépp lay méttee bii day méttee ci jigéen ñi bii méttee ci góor ñi bii nag ci ku góor ki la gën a méttee ndax pression bi ci moom la man nag muy ki nga xamante ne moom mooy Chérif de son vrai nom Assane waaye ci biir série bi Chérif la ci tudd Chérif nag nga yiiw dal lool ndeysaan ñàkk problème waaw ñu bëgg la teg fitna boobu noonu bienvenue dalal ak jàmm. bonsoir tout le monde maa ngi leen di nuyu
Fama aussi di nuyu chers téléspectateurs u Sen TV yëpp vraiment di la remercier aussi di la remercier ni ñu bokkee plateau bi franchement parler bon maa ngi tudd Assane di incarner rôle Chérif Chérif la nag kenn koo xam ni moom dafa am jabar bëgg ko bon ci kaw loolu yëpp yaayam tamit àndul ci bëggeel boobu donc jàpp na ni jabar bi à un moment donné jiguma ba tax na mu ñëw indil ma beneen deuxième femme mu indi ay problèmes yu bari sama biir kër parce que tamit ci kaw loolu yëpp sama bërëbu liggéeykaay tamit am naa fa ay problème donc Chérif nekk koo xam ni dund lu métti ci biir këram franchement parler mu nekk loo xam ni daal doy na waar trop quoi. te sa petite sœur la doon àndal muy Khadija nga gis ko fa mu doy la nga am yaakaar si moom tey mu xëy ëlbatiku lan moo ko def est-ce que du dañuy yàq xam nga dañ ne mensonge entre filles te jigéen moom mën naa jóg pour yàq moroomu jigéenam est-ce que commencé wu ñu ko détourner wala c'est comment peut-être yooyu yëpp mën naa am. bon actuellement ku ne xam na ne tey jii ñu ngi ci benn société boo xam ni société bi dina la pousser def loo xam ni tamit suba day nekk loo xam da lay sonal bon ñuy ànd nekk ay copines dem ba ci biir am ay secret yoo xam ni ñu ngi ko jàppoon ni dañ ko war a téye seen biir mu nekk loo xam ni pacte bu ñu defoon la donc mu dem ba ci biir tamit ñu xuloo wala ñu merante ci seen biir ba problème yooyu tamit jur ay répercussions ci sama biir sëy parce que tamit moo waral tey sama jabar di ma fen lu mu musul def sama jabar di ma tromper di tamit am effet boo xam ne tey jii vraiment xaw ma ko woon ci moom wax dëgg yàlla tamit parce que bi ma koy takk maa ngi ko xamee ci sama rakk bu jigéen mu nekk koo xam naw naa ko parce que maa ko yar sama xarit la xam naa ko bu baax a baax donc loolu am benn effet boo xam ni tax na mu may def loo xam ne tey mosuma ko xam ci moom donc mu metti ma trop. oh là là et j'ai hâte de suivre ça ndax metti na ci ñaari boor yëpp waaye des fois dem comme ni ñu koy faral di waxee rek góor ñi àttanuñu ñu luy bëri en femme ñun jigéen ñi certes àttanuñu ñu sax lu bëri waaye góor ñi dafa gën a sensible ci seen boor rawatina nag point bi nga xamante ne mooy manque d'enfant bi nga xamante ne gis nañ ko tamit ci sa biir couple suñu xoolee bande annonce bi. sa yaay di wax fii yow it cet amour fii nii fan lay mujjee même si tuuti rek. bon ku ne xam na ni tamit say ko boom bokkuloon ci contrat bi mais tamit ku sëy tamit ñaan nga yàlla am doom bon ci kaw loolu yëpp sama yaay jàpp na ni sama jabar jiguma donc moo waral mu may ma deuxième femme te bi ma mayee deuxième femme tamit ci la mois boobu bi may deuxième femme ci la sama jabar am ëmb sama première grossesse am donc mu nekk loo xam ne tamit mu neex ma trop. ma kontaan ci parce que tamit sëy naa ak moom 5 ans aw ma doom donc daal mu nekk loo xam ne daal vraiment touché na ma parce que dama bëgg am doom nag wax dëgg yàlla. dem na benn instant mu nekk loo xam ni mu may fen donc dem na benn moment ba di perdre grossesse bi parce que jàpp na ni moom su ma waxee ni dafa ñàkk ëmb bi vraiment day perdre place am ci foyer bi te tamit loolu lalul sëy li ko lal mooy dëgg ak lu metti waxal dëgg malgré lu mu am désir am doom mais bu ma waxee dëgg rek mën naa ko baal parce que mbëggeel bi ma am ci moom. nga amaale yaay bu xaw a doy waar mu baal ma mama nga baal ma de mu baal ma bu baax a baax suñu yaay jooju noonu ndax lu tax ma ne mu xaw a doy waar maîtriser na la borbee waaye maîtriser waale suñu papa ji rek Pa Birame Seck yëngal na bopp bi nag papa nuyu naa la Seck si ginaar wala Seck ndaanaan ban si. waaw Seck ndaanaan. Seck ndaanaan mais yow est-ce que ndaanaan bi war nañ ko coller ak yow sax ndax dafa mel ni da nga xaw a jéngaale tuuti lu suñu yaay ji wax rek papa nga ànd ak moom ndax ñaareelu Chérif ñëwam xaw na maa jaaxal te da nga cee ànd muy Oumou. waaw loolu lu am la ndax Chérif dama ko yërëm ndax doon na doom ju nga xam ne nii yaay ji ma am fitna la ndax. boo seetloo man mi nga xam ne maay baayam yor ñaari jabar sama beneen jabar ji mënu maa fexe ba dem ay ji fa loolu weesul fitna suma xale yaa ngi nii bis bu ne mu ngi teg pression seen kaw mënuma ci yëkkati sama kàddu xam nga loolu doon na lenn lu nga xam ne lu doy waar la ndax nag baay dafa am solo trop ci kër gis nga série bii doon na série bu nga xam ne ni kenn ku nekk ci àdduna war nga ko seetaan ndax ku ne rek am nga ci wàll muy série bi ma lay wax ni bi ñu nekk nii ku nekk am na ci wàll surtout kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci seen biir kër yi di dund jafe-jafe yi may dund. papa lu waral loolu est-ce que du laisser aller bi comme ni ko Chérif waxee ne je suis un homme aimant
est-ce que du loolu ñàkk dëgër boobu ñàkk metti boobu ñu ngeen war a jox suñu yaay yi suñu sœur yi lan moo waral tey kàddu googu nga ñàkk ko peut-être. waaw xam nga dafa am ñaari mbir yu nga xam ne dafa jar a bàyyi xel ndax sànq rek monsieur le ministre mu ngi koy wax ndax boo seetloo moom këram nu mu mujjee tas muy dem di xëccoo doom ñun nag xëy na ay mag lañu toll nañu fenn fu nga xam ne bëgguñu lu tas njaboot gi li ñu mujjee rek mooy ñu muñ toog soxna ngeen du ñu xam loolu li ñu xam rek mooy seen bëgg-bëgg la ñuy xool ba tax dañ ciy mujjee lor njaboot gi lor la yow mi nga xam ne yaay borom kër gi te lépp yaay borom doon lu méttee métti moo tax ma ne dafa am solo trop pour ñu koy seetaan ndax ku ne dañ ci gis sa bopp sama doom Sérif taxawaay bi mu am na ñu ci nekk am taxawaay bu mel nii am jafe-jafe yu mel nii am coono yu mel nii kon jar naa xool. Papa Birame Seck Masta li nga wax nag am na solo lool ndaxte famille bu xaajaloo famille bu séparé wu mën naa jur lu nekk ndax foofu éducation mënatu fee am ndax kii bu yaroo fii nii kii yaroo fële kenn ku ci nekk am na loo xam te ne mën nga ko def boo leen boole woon yërëm naa Chérif waaye yow it yërëm naa la dinaa dellusiwaat léegi nii ci yow ndax li nga wax tamit dama ciy gis tuuti Fama gis naa ko tuuti Tata Leila plutôt gis naa ko tuuti muy dagaj-dagajee jëkkëram ndax moom bu dee moom nee na célibataire lu ko neex lay def xam naa loolu après cette page de pub ñu dem service commercial xool suñu ay partenaire dellu si waat ci plateau bi gën a développé yaatal continuer at li nga xamante ne moom mooy série Mensonge entre copines une toute nouvelle série de Yes Dakar. waaw kay yaa ko doon wër mu ngi nii diw yaram bi lay jox teint bu massé sans imperfection à base d'extrait enrichi de caviar sa der day leer ànd ak éclat ba pare sans tache rides boutons wala réew. defal ni ñoom Second Skin pour un équilibre parfait une fermeté sans égale et un teint irréprochable. un produit Uniparco Cosmétique. So Straight gamme afro bu bees tàkk formule américaine nga yam foofu So Straight afro bu dul damm sa karaw te du la lakk ak So Straight sa karaw dina nooy lisse am brillance teg ci xeet bu neex So Straight am na afro am na gel am na pommade am na démêlant ak shampoing So Straight salon yi nee nañu waaw So Straight jigéen ñi nee nañu waaw So Straight, Uniparco moo leen ko baaxee. Uniparco Cosmétique, vivez votre beauté, exprimez votre différence. Yolk Skincare, riche en vitamine E, beaucoup diwo moo lay jox teint bu set, 100% naturel, sans aucune imperfection. waaw ñoo ko déggandoo ñu ngi ko defaree à base de jaune d'œuf moo tax day hydrater sa der nooyal ko nepp dundal ko ba noppi muy nes-nesi dootoo amati benn tache ride bouton réew wala trace de cicatrice ci sa der. Yolk Skincare, c'est la garantie d'une peau éclatante radieuse ci fan yu njëkk yi nga koy diwoo. Yolk Skincare, votre partenaire beauté signé Uniparco Cosmétique. De retour sur le plateau et je vous tire mon chapeau et je vous applaudis machallah épisode 0 bi moom wane na nekk sénégalais bu ci nekk mën na ci gis boppam ndax relaté na reflété na li nga xam te ñu ngi koy dund au quotidien man nag li ma ci jaaxal te liir naa koy tamit ci biir commentaire yi muy Khadija ak Fama yéen a ko moom sax ñu indexé leen ko nee nañu yow Marichou rey nga nit moom Fama mi Mbayang ci série bu mu doon joué rey na nit Sali ci Esther moom tamit rey na nit tey ngeen bokkandoo defandoo benn crime ndax gis nañ ko loolu naka la nar a demee tey lii crime bii nii ak kañ lay feeñi ndax yéen da ngeen def délit li ngeen def rëy na. waaw foofu tam dañuy wax rek si xaritoo est-ce que question la boo xamante ne question bu rëy la parce que tey. Imagine toi 3 personnes yi ànd wala groupe personnes yi ànd defandoo benn crime est-ce que dina am assez de confiance wala dinañu soudé ba mën a nëbb boobu vérité ak fu jamono bi toll. malgré le pacte que vous avez fait. malgré le pacte et tout mais dañuy wax foofu rek que xaritu tey amatul parce que jamono yu yàgg yi dañ daan nëbbante ay secret. ay mère dañu nekk xale dem ba nekk mag parce que xaritoo bi du xaritoowu tey xaritoowu démb la dañoo foowandoo màggandoo ba yàlla def li am ku nekk màgg na
ku nekk am nga sa activité bi ngay def mais tey def nañu benn délit bu mag est-ce que dinañu am dinañ ko mën a nëbb daal suñu biir donc question la boo xamante ne ni Khadija qui est la plus raisonnable à voir tey ni nga xamante ne ci biir rôle bi ngay incarné nga seetaan loolu nanga ak ñoom pacte boobu noonu yaa ngi xalaat conséquences yi mu war a mën a jur après ci seen amitié ndax tey nit femme mën na la mere vilipender la ndax yooyu yëpp tamit yaa ngi ko siy xaar ndax série bi am na leen lu ñu ciy wax dëgg la li ñu naan àdduna seytaane moom fu mu xajul rek lay dugg te dañu nekk tamit ñetti xarit yoo xamante ne dañu nekk ay xale ànd ba day ni ñu day alors seytaane dugg suñu diggante loolu moom moo waral yi yëpp tey ku ci nekk tey dem di yàkkante te ñun ñett am na ay secret yoo xamante ne ku ci nekk xamal na ko moroomam alors tey ñuy dem di weer suñu bopp tey di merente di dem ci ay sëriñ di yàkkante di defante yoo xamante ne yaakaar naa ne waroon na mën a ñàkk te loolu noonu tey dafa nekk loo xamante ne dafa nekk ci suñu dëkk dafa nekk ci société bi ñu ci bari di ko dund te ñu koy gis nag tous les jours moo tax ma ne Yes Dakar dañu ñëw tey pour jàppale te pour yee askan wi te pour nit ñi gën a xam mën leen sensibiliser bu baax a baax a baax parce que àdduna dara jarut dara nañu tàppe xol yi rek doon benn yaakaar naa ne loolu noonu moom mooy lépp ànd moom yaakaar naa ne bu amulee naxante rek yaakaar naa ne dina dem fu sori tey mu sincère mooy lépp daal te léegi sutura amatul voilà parce que gis nañ ko fii jigéen mooy yàq moroomu jigéen tey ñàkk doomu Sali ngeen jël tey daal di koy weer daal di def noonu kon aussi on peut retenir mensonge entre copines dafa fas yéene refléter li nga xamante ne moom mooy les faits de la société dafa wuyoo turam rek dafa wuyoo turam voilà kon mën nañ xaar lépp ci biir lépp ngi ci biir et c'est le fruit de toute l'équipe bien sûr di leen féliciter bu baax a baax du ma tàyyi ci di ko wax Mariama dafa ñëw nekk succès production boo xamante ne mën nañ ne bokk na ci meilleure production wu téléfilm yi fi am yëpp donc tey Yes Dakar dellusiwaat ak ñun ci mensonge entre copines on peut s'attendre à tout plutôt ba pare c'est le fruit de combien d'années peut-être seen producteur wax na leen ko vu que da nga lire scénario bi gis ci sa bopp et tout liggéey bi naka la demee tout au début bañ ci waxtaan ak moom nee na affaire bi mi ngi koy togg nag ba mu koy togg def na presque 2 ans voilà mu di ci xalaat moom tamit ak équipe Yes Dakar bi ñu ci xalaat ba bind scénario bi macha allah alors ba fii nii ñuy toll nii en tout cas ça promet kenn ku ci nekk mën na ci gis boppam ñu ngi ciy xaar droit ñu ngi ciy xaar yoon ndax crime moom foo jaar foog mu am yoon te bëgg nañ xam nan at naka la ndax foog naa ya ngeen daal di def njombe yëpp tamit jaar na yoon boo xamante ne neexul daal caabi xaw na leen féete ginnaaw mais bii yéen ñetti ñëpp boo leen duggee dinañ xaw a jaaxle un petit peu en tout cas ça promet comme ni ñu koy waxee numéro 0 bi tey la jàll épisode 0 c'est une série qui promet série boo xamante ne kenn ku ci nekk mën nga ci sentir sa bopp dégg ngeen li nga xamante ne Khadija Marichou wax na ko waaye tamit maman Fati de jouer fii rôle femme dégg ngeen ko moom tam lu mu wax Chérif moom itamit dégg nga li mu wax jaar-jaaram ak jabaram suñu pap Assane moom te ne mënul dem fexe ba ay pap bëgg naa nag boobu bëgg naa koo gaaw fekkee de xawma saison bi ñaata épisode la waaye yàkkamti naa ko et on vous demande solennellement commentaires yi wax nañ ko waa Yes Dakar ndax liir naa ko nee nañu si sous-titrage na am waaye tamit épisodes yi na bëri donc bientôt xaar lañ ko sur la Sen TV bëgg nañ di am 2 par semaine bu ñu mënee sax 3 ndax xam nga lu neex du doy ndax pap yow moom sax ay fële bëgg naa koo fekkee loolu kañ lay doon dinaa fippu waaw du ma la ko wax nag yow bul tardé benn rek bis bu ma ko fippoo rek ngeen xam kenn ku ne fi mu nekk nii si ba nga bàyyi sa xel bu baax ci li ngay wax ak li ngay def te nga moytu bu baax man dama ne jamono ji ñu toll nii sax kuy sangooti sax fayal sa lampe xam nga lu tax doy na waar fi mu nekk nii loo xamal nit xaawi ko loo xamal nit teg ko ci réseaux sociaux yi lu ne nit tasaare ko kan la ñuy wóolooti moo tax may la film bi jamono bi mu ñëw nii jamono bii mooy jamono ku ne war naa toog seetaan ko ndax gis nga ministre li ko dal gis nga sama doom bu góor bi li ko dal xoolal sama doom bu jigéen li ko dal ànd ak say moroom ngeen def jëya ngeen ne na ngeen toog def pacte te jamono yu njëkk ja moo tax dama ne ki bind scénario bi macha allah
mention spéciale ndax dafa def ñu delloo si démb bu njëkk ba démb mag ñi lu ñu daan def dañ naan nañu faste li ñuy wax teg ko fii gor taxaw suñuy wax bu génnee koo génne dootoo gor loolu la wane foofu ci biir film bi wane nañ leen def pacte waaye léegi lu koy wane moo tax léegi jamono ji amatul kenn koy wóolu ndax koo waxanteel ne ko sama wax man ak yow ne yem ci fii soo mootul moom ma wax loolu sax moo ko njëkk a génne. et vraiment Pape daal li nga wax am na solo li fi nekk la nit ñi di ko joytu donc tey ñu ngi koy xaar vivement ci yenn mu nekk un changement mu apporter benn déclic ci xelu sénégalais yi ba nga xam te ne kenn ku ci nekk boo koy dund rek dina ko jëlee jàngat bu bëri man nag suñ dellu subee ci suñu monsieur le ministre man dama ko respecté nag ndax xam nga yenn titre la ak yenn grade yoo xamante ne boo ko amee am na yu bëri waru la donc tey ngay xëccoo la garde nga daal di tëjaale loolu sax du sa cër du sa yoon d'autant plus que doom bu jigéen la bàyyi ko Khadija la ma jaaxal nag Khadija jurul doomam xale bi tontu na dégg nga li mu ko wax nee na ko sama yaay yaa ko gën a réew donc Khadija ni mu duusee fekk ci doom ji mais tey cette garde lan nga ñu mën a wax lan la ñu mën a xaar de fur et à mesure ci biir série bi sa taxawaay. très bien sur la garde des enfants man dama nii ki bind lii. dina am ku ko seetaan foog ne bokk naa si ñi ko bind puisque dund naa lu mel ni gis naa bokk ñu ko def gis naa famille boo xam ni jote nañu ñu tas doom ji doon jànge benn école yaay ji tas jël doom ji récupérer ko yóbbu ko en pleine année scolaire doom ji day perte mu jàngoon bu demee ba année bi jeex mu juboowaat ak yaay ji juboowaat ak papa mu bëgg a ñëwaat recommencer waat à zéro donc nañu bàyyi xel ci loolu nañu bàyyi xel ci njaboot gi aussi. waaw li may tàggatoo mooy di kontaan ci yéen waa Sen TV di kontaan ci Yes Dakar ne leen rek série bi macha allah c'est du lourd puisque la nga xam ni la nit ñi daawul def la ñu indi tey boo xoolee lu bëri ñu ci bëri dañ doon wax amour et drogue lu ci bëri ci yenn film yi mais ñun fii dañoo contourner loolu indi les faits de société ci beneen forme li ci kanam nag rawul li bët la surprise à ses plaisirs. Merci. Voilà dégg ngeen le dernier mot de monsieur le ministre Daouda moom nag moom it joué ci lu am solo te li ci kanam sax raw li bët di ngeen ko gën a gis taxawaayam waru ko taxawee waaye xam naa ne àdduna tamit dana ko jox raison ndax saa su nekk rek dañuy gis ne xale bu jigéen ca yaay ja doom jugóor ca papa ja waaye yaay mooy yar doom yaay mooy mën a def ci doom lu bëri bëri loolu l'avenir ci biir série bi dinañu ko daal di wax waaye sa soxna si tamit ku doy waar la moom Sira doy na waar torop j'aurais bien aimé qu'elle partage avec nous le plateau mais ñu ngi koy def coucou ak képp ki nga xamante ne nag yaa ngi ci biir série bi te ñëwoo tey ñoom ñëpp ñu ngi leen di féliciter di leen encourager di leen wax ne rafet na donc ñu ngi xaar la suite vivement Fama yow tamit ñu bàyyi la nga tàggatoo amoon nañ plaisir bokk ak yow plateau sañse bi rafet lool nag lancement bi daal tey ala daw me na alors merci à vous aussi ak looy tàggatoowee sax bon lu may tàggatoowee di wax sénégalais yi rek xaar leen Fama xaar leen maman Fadi sax laay wax ci beneen facette parce que je pense que ñu bëri xam nañ ma ak Yes Dakar donc man ak ñoom liggéey bu yàgg la tey bi ñu ñëwaatee indil leen mensonge entre copines c'est parce que dañoo bëgg a renouveler xaw nañ koy waxee innover dañoo bëgg a innover tout simplement wanewaat actrices yi génneewaat actualité parce que secret de famille je pense que actualité la woon donc nit yi bëggoon nañ ko tey ñëwaat nañ ci mensonge entre copines dina nekk loo xamante ne ni dina neex sénégalais daal donc mi ngi noonu ma leen di wax rek le meilleur reste à venir xaar leen dina neex. lu gën a neex ku jaar ci sañse bi bëgg naa bu mel ni. sañse bi moom. tey Biz Collection moo ñu solal moo ma solal man particulièrement donc ma koy wax merci et tout donc ci partenariat bi en tout cas nice na lool comme ni nga ko waxee ñu ngi lay xaar ci biir série bi Marichou yow tamit Khadija lan nga ñu mën a wax rek jox ñu dig daje ci biir série bi lan lañ ci mën a xaar jox ñu sa avis bàyyi la waale nga tàggatoo waale suñu ay téléspectateurs voilà di leen wax ni que rek bu leen kenn nettali dara alors ñu ngi leen di jox rendez-vous très bientôt incha allah bu neexee yàlla su ko defee ngeen mën a seetaan suivre seen série Mensonge entre copines sur la Sen TV incha allah bu neexee yàlla xam na loo leen ko raté
dina metti trop ci yéen. dina metti trop. voilà alors di leen remercier bu baax a baax ci teewaay bi et tout bon c'était un plaisir. plaisir partagé voilà di remercier ñëpp ñu may seetaan. macha allah kontaan nañ ci yow it sa verre neex na ma xam naa bu may plateau spécial damay jël si bu Fama jël si tamit sa boss. comme nu la neexee rek. incha allah kon neex na. voilà di remercier aussi tamit Bidéo. moom moo jaar ci robe bu nice bi. c'est joli c'est magnifique. waaye yéen a ni mel li ñuy wax rek des fois du ci yére bi ci corps bi la. gis nañ comme ni nga koy waxee Chérif merci beaucoup. yow tamit kontaan noonu nañ lool. bon sama mot de la fin leen la rek tamit ku ne xam nañ tey tamit xarit dina nekk sa doomu ndey. waaye tamit xarit aussi dina wëlbati ko nekk sa noon nekk sa musiba parce que tamit fi nga jàppee ni boo amee problème fa ngay dem jooy ñu fajal la ko tey ji foofu mën na nekk sa pire mën na nekk paaka bi nga xam ni mooy lay rendi vraiment ñu bàyyi ci xel trop donc Fulni bi c'est prometteur na ko gars yi bàyyi xel parce que ñaax lañ ci jublu yee askan bi lañ ci jublu defar lu bari aussi lañ ci jublu franchement merci beaucoup. Fama nga baal ma parce que mënuma dem tant que remercier wu ma sama deux sœurs yi muy Dijane Aïcha ñoo jaar ci bopp bi ak aussi tamit ci make-up bi. c'est leen remercier bu baax a baax. ñu ngi leen di remercier Dija et. Anne Aïcha Dija et Aïcha ñu ngi leen di remercier bu baax a baax ci ni ngeen taaralee ki nga xamante ne moom mooy Khadija waaye tamit Pape Seck Pape Birame Seck yow it ñu ngi lay jaajëfal amoon nañ bégte bokk ak yow plateau bi ñu joxante dig daje rek ci biir série bi. waaw di kontaan trop ci teewaay bi te dee la xamal ne rek bu kenn tardé teg leen seen loxo foofu te day neex. incha allah yéen a ko wax te it ñi ñuy seetaan loolu la ñuy daal di valider rek ndax bande annonce boo xamante ne buñ ko dugalee boobu ak léegi daal dina def plus d'1 million de vues ñëpp di ko xaar kon bokk ñu ngi koy xaar et ça sera bientôt sur la Sen TV. félicitations à toute l'équipe de Yes Dakar saa su nekk rek boo leen ñëwee sénégalais daal di kontaan gis nañ ko at Mariama donc ñu ngi koy xaar bu baax a baax ci biir série mensonge entre copines di xaar nag ñu daal di fiy jàngat lu bëri daal di fiy jëlee leçon képp kuy dund situation bu munti doon rek boo xamante ne incarné nañ ko ci biir série bi nga mën ci gis sa bopp en tout cas ci yéen lañ koy xaar waaye xam nañ que dañ ngeen koy jox ndax ci loolu ngeen dëkk ak ñoon di leen remercier nag bu baax a baax mention spéciale à tout le monde toute l'équipe de Yes Dakar les hommes de l'ombre mais particulièrement à Mama Khady moom nag mooy directrice de production bi waaye gàcce ngalaama tey moom daf ma dalal accueillir ma comme ni ma leen ko waxee woon rek ci début bi tey dama leen ñëw fekk ci seen ay biir locaux ñu teral ma comme ni ñuy teralee buur won ma nan at naka la production yi di demee am na yeneen yuy ñëw mais nañu focus ci bii comme ni ko ñëpp waxee rek bu leen ko raté benn yoon. Charmants téléspectateurs, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur la Sen TV, la télévision leader télé askan bi ma bàyyi leen nag ak li nga xamante ne moom mooy série mensonge entre copines bu leen ko kenn nettali. Passez une excellente soirée.